encore dañuy santat suñu borom julliwaat ci rasulillahi moom mi nga xam ni tey ci tax na ñu toogat fii ci salle bi ne pour defaat beneen cérémonie d'installation et damay sant aussi population bu Ndar yëpp doomu Ndar yëpp tous les Saint-Louisiens encore une fois di wax ni liggéey bu ñu defoon bi liggéey bu am solo Ndar tey yaakaar naa ne xaru kanamu Ndar changé na te loolu lu ko indi mooy conseil municipal boo xam ne liggéey na liggéey bu am solo di maanaam remercier le préfet Mamadou Ndiaye parce que dafa am taxawaay ba mu ñëwee fekk suñu fii ci Ndar en tant que préfet ànd ak ñun pendant quelques années jàppale ñu ci liggéey ñu koy gërëm bu baax di ko sant di nag maanaam ñi nga xam ni ñoo bokk conseil municipal bi ñuy dugg bees tey jii installé le maire du bokk mandature du 2022 dem ba 2027 bu soobee suñu borom li leen nag fii liggéey moo ñu ciy moo ñu fiy xaar du lenn lu dul liggéey amul leneen lu ñuy xaar lu dul liggéey amuñu beneen parti bu fu nekk bu dul parti Saint-Louis ñu ñuy bàcc na leen ba pare ñu ñuy dóor na leen ba pare ñu dóoraatee dóor nañ ba pare ñu ñu dóor nangu nañ ba pare fii nag fii amatul parti amatul coalition amul xeex amul dara toog pour askanu Ndar dong mu ñu fi toog pour liggéey Ndar dong mu ñu fi indi leneen indiwuñu fii te conseil municipal lu mu laaj mooy présence mooy assiduité bëgguñu ñuy ñëw te quorum bi pour ñu am quorum mu jafe donc sacrifice la képp koo xam ni dem nga ñu investir la ci liste wala nga dugg ci liste ñëw yow yaa ko def ci sa coobare bopp pour servir les populations de Saint-Louis donc damay li muy ñaan ñu ñépp nag man y compris man ci la bokk ñu xam lu ñu fi tax a ñëw ak lu ñu fi war a liggéey ak lu ñu fi war a def ñu laaj présence ak assiduité loolu moo am solo parce que population bi mi ñuy xaar population bi mi ngi ñuy déglu population bi mi ngi ñuy seetaan donc te fii su ngeen gisee salle bi ak photo yi fi nekk Saint-Louis ñëpp xam nañ ni ba mu nekkee commune officiellement ay mën na ay téeméer ak téeméer yu jeex depuis 1872 donc ku fi dugg rek teg sa tànk fii ci salle de délibération bi da nga war a transformé wu nekkat beneen nit te loolu dafa nekk loolu importance pour ñu liggéey dëkk bi te suñu objectif mooy fexe ba liggéey bi nga xam ne suñu borom def nañu tàmbali ko liggéey boobu ñu mën ko continuer te faraat am une très bonne gouvernance yokk gouvernance mairie bi maanaam administration mairie bi mu nekk administration bu performance defar suñu dëkk bu baax wax naa lu fi tàmbali am na protection côtière améliorer suñu cadre de vie rafetal suñu dëkk def suñu dëkk bi mu nekk gën dëkk bu gën ci dëkk yi te loolu mën naa nekk fexe ba nga xam ni képp ku nekk Ndar da ngay am fierté ni Ndar nga nekk et képp koo xam ni da ngay dugg ci Ndar nga xam ni dëkk bii may dugg dëkk la boo xam ni moo gën ci dëkk yi et loolu ñun dañ ci am responsabilité war ko liggéey nag pàcc yëpp moo xam ni ci wàllum sport la moo xam ni ci wàllum njàng bi la moo xam ni ci wàllum culture la wala ci wàllum commercial waaye fexe ba nga xam ni ñu ànd nekk benn nekk ay doomu ndey donc loolu dafa nekk suñu objectif ñu war ci liggéey aussi pour fexe ba ndaw yi am ay xëy renforcer leen ñi bëgg a xëy am xëy ñi nga xam ne bëgg nañu am maanaam ay projet ñu war leen mën a accompagner ci ay projet
ñi nga xam ne war nañ def ay insertion professionnelle ñu war ko mën a def donc loolu yëpp war nañu mën a taxaw ànd ci liggéey ko. Ndar gi comme nu ma ko waxee maanaam dëkk la foo taxaw ci àdduna bi ne Ndar laa dëkk da ngay am fierté parce que nekk dëkk boo xam ne xam nañ ko. donc lu ñuy xaar dafa bari te taxawaay boobu ñu war a am dama leen di ñaan ñun ñëpp ñu am ko. li ñaan nag tout simplement nañu jublu ci liggéey mu nekk suñu xarit na liggéey nekk suñu xarit na liggéey nekk suñu xarit parce que défi bu ñu am comme nu ma koy di ko répété mooy dañoo war a fexe ba Ndar jiitu ci dëkk yi. tey jii mooy lendemain maanaam victoire Lions yi te loolu dafa nekk fierté pour tout Sénégalais gaynde yi indil nañu fi loo xam ne depuis 1960 ñu ngi ciy daw te mosuñu ko am loolu nag non seulement dañ leen koy gërëmee waaye dañ koy gërëmee aussi le président de la République Macky Sall parce que wane na taxawaay njiit joxe na impulsion qu'il faut ba joueurs yi dégg ko indi ñu ndam loo xam ne ñëpp a ca kontaan démb ku duggoon ci dëkk bi xam ne toute la population au niveau de Saint-Louis à l'échelle nationale même internationale ku ci nekk da nga sentir loo xam ne mosoo ko sentir waaye ci métier boobu aussi nañ ci am doom mu Ismaïla Sarr boo nee Ismaïla Sarr da ngay xam waajuram bu góor muy Naar Gàdd nekkoon aussi un grand footballeur fii ci Ndar football fii Linguère dem football fii équipe nationale donc ñu ngi koy jaajëfal vraiment Ismaïla nag yaakaar naa ni ñun commune bi war na ko amul njukkal et daañu xool suñu waxtaanee au niveau du bureau seet nan lañ ko mënee honorer parce que dañ ko war a honorer parce que lii du lu ndaw lu rëy la daañ ci waxtaan au niveau donc du bureau xaar ko bu ñëwee ñu teeru ko dana ñëw ñu seet ñu koy teeroo sargal ko remercier ko jox ko wala tolluwaay bu mu yem ñu jox ko donc encore une fois maa ngi santal bu baax di gërëm Lions di leen féliciter donc ci victoire bi nga xam ni am nañ ko.